Assalamu alaikum, salam alaikum. Salam alaikum tout le monde, la population sénégalaise. Un honneur, un plaisir de vous, bien sûr, présenter cette grande émission appelée Hippie Hall. yàgg nañ leen ko présenter si ay anam yu cool ay anam yu nice di leen wax ne Hippie Hall day dox si li xamante ne moom mooy culture urbaine te ñun ñëpp xam nañ si loolu. Des fois ça ñu expliquer un rappeur ça ñu expliquer képp koo xamante ne acteur culturel nga n'est-ce pas. Raison pour laquelle pour aujourd'hui nous allons vous présenter un artiste. Un artiste, vous allez voir, s'il est pétri de talent, vous allez voir na moom talent boobu noonu mën na leen convaincre waaw wala déet à travers li mu ñuy présenter que ça soit qualité wala quantité yeneen ay xool defe naa talent moom qualité moo tax ñuy wax mais quantité taxul ñuy wax. C'est un rappeur bien sûr danaa leen jox benn affaire bu ndaw mais di ngeen découvrir si kanam tuuti turam nu muy wuyoo ak lan moo tax muy wuyoo tur woowu et di leen fàttali ne yaa ngi ne yéen a ngi si Signo Kumba Lamb TV seen bi xamante ne moom leen di présenter lu cool li lu nice li xamante ne voilà ça va vous donner l'art de vivre l'art de vouloir vivre et l'art d'être présent partout au monde. Mesdames et messieurs, je vous propose en tant qu'animateur et je vous rappelle que c'est DJ Nio di leen nuyuwaat di leen siyaaraat bu baax a baax ànd ak sama techniciens yi ñu daal di ñëw xool suñu invité bi moom tey nan la dikkee moom tey nan la ñuy présenter et à travers son talent est-ce que ça sera choquant ou bien est-ce que ça sera super califragilisticexpialidocious. On se donne rendez-vous dans quelques instants avec notre invité qui répond au nom de xawma ko jaa ngeen jëf léegi ñu wan leen ko aca topp leen ma ñu dem mën na nekk. ñoo ngi tàmbalee si coronavirus taxawal lépp ba mu mat lépp taxaw mais culture bee crise dëkk baa ngi diis benn taximan kaasatul artistes yi ngeen jàppee comme seeni mbaam culture bi saxatul maam lu tax ku fi falu fàttali la fal sa askan di sonn nga kalu aju di ñu xooxatal budget baa ngi dugg culture baa ngi dee naka naan say poche lay dugg dañ ko warta dee man kenn du ma fay pour ma lay gërëm même bu aar bi di jàppale ñoom ñi ñu jox matuñu juróom waaw même bu ñu leen di jox du weesu juróom dafa jot ma wax li metti artiste bi jox leen ko cërëm balaa ngay falu meer yow xaaral mën a yor sa kër culture di dogal dëkk bi tam moo ngi nii gën di dëggër man gisuma loo leen fi def dëkk bu fen tabax dëgg di dund fen du nekk seba te boo may jàpp man jàppe ma ci dëgg fi mu toll suñu dëgg moo ma ñor. man damay def ay gars dañ may invité ay dëkk man damay dem def jouer rek wàccaat mais demaguma benn dëkku jàmm def fa sama concert quoi mais saa yi moom ñu ngi si projet yooyu noonu xam naa après corona bi rek dinañ commencé def ay tournée xam nga am na si projet yu ñu nekk yoo xam ne gëm nañ ne bu génnee dañuy génn quoi bu ñu génnee rek dinañ si génn. yéen a ngi dégg booy bi li muy wax booy mayal ma caméra bi bët xoolal nii xàmmee leen koo pare jël leen 5 secondes pour xàmmee ko 5. man fii tubaab jëlaaw ay ñun fu ne la ñuy dem ay concert mais xam nga tey ñun xam bi ñu soxla nekkul xam bi quoi bu dee yëg concert wàcc après ñu ne booy bi fi jaaroon ñun soxla ñu boobu bi ñuy liggéey di si rey suñu bopp mooy bi nga xamante ne nii Sénégal yëpp dañuy xam quoi. mais am nañu fi Sénégal ñëpp xam de. mais suñu bët jéggi na Sénégal sax même. moom moom moo ni artistes yi nekk Sénégal ak ku mu manti doon ak foo manti toll da ngeen di forcer buzz yaa ko waxoon wala xoo ko moom moo ko waxoon ne da ngeen forcer buzz déglu tontu loolu ñu xool. non xam nga tey néew ma gars yi classe ma kenn néew ma gars yi dañuy forcer ay buzz wala dara mais man moom fi ma teg sama bët nekkul ay caaxaan quoi vision bi ma si am moom du ay buzz wala dara quoi mais gars yi moom du ma leen sànni ay affaire mooy loolu. kan la rêvé waat man yéen deneen ma déglu rek nee da am artiste bu muy rêvé featuring boobu kan ak kan la. non tey man boo seetee daf ko bañ sax ba awma idole man du ma sax di bëggee comme nit ñi affaire yooyu noonu Rap Galsen man américain yi laay bëggee Rap Galsen ku si génn album wala dara dina gëstu xool fi nga toll xool sa façon de bind affaire yooyu ak nan laa lay rawee quoi man loolooy tax ma leen déglu mais comme ça def ay idole wala di leen bëggee loolu moo ko def te man sama rêve man Eminem bëgg naa featuring ak moom bu guddee fan bëgg naa ko trop parce que boo seetee dañ ni mooy meilleur artiste du monde te bëgg naa jël place am moom. ay waay Eminem su déggoon wolof vidéo bi la ñuy yëkkati rek wër ko ba mu dee xam naa ne Abdourahmane woon mën na ko vidéo bi la ñuy jël kës ko ba gis Eminem nag Eminem mën a waaw ma ne ko déglu saay yee saay fi nga teg sa bët sori na mais lan mooy yow la moo nekk sa biir texte ba gars yi bëgg di ko déglu genre comme ça parce que da nga ne gars yi dañ koy gën nice originalité bi lan lan moo tax gars yi di ko déglu. si nit ki ba pare te tey li tax gars yi di ko déglu talent la rek ak liggéey bu set ak liggéey bu set parce que chaque instant moom chaque jour ñun 4 heures la ñuy tëdd chaque jour ndax affaire bi fi ñu ko teg quoi chaque instant dañ ciy nekk dañ koy méttee kon loolu li nga ciy liggéey guddi gi bu génnee par force gars yi dañ koy dégg. mais lan moo tax booy wax
di xulli fee te gars yi nekk côté bi ñi lay seetaan ñoo ngi fi. non dara. ñi lay seetaan ñoo ngi fi mais booy wax da ngay tourné côté bi. xam nga tey dafa neex quoi lii rek dama see kontaan comme ni ngeen ñëwee suñu place ñun fii lañ am quoi seendu fii place bi les gars yi di mën a ñëw comme ça tàngaay bi fi la ñuy ñëw féexloo ak yooyu quoi moo waral tey plaisir bi ma si am moo waral xam nga fixé daw bu bëri bi quoi. d'accord léegi yow à travers sa talent technique d'écriture mën nga ñu koo expliquer tuuti. technique d'écriture man li may bindee mën naa ne presque xaaj bi yëpp maa ngi koy bindee maa ngi bindee damay name dropping damay croix. la mooy name dropping d'abord la mooy name dropping quoi parce que ñun lépp luñ fi tudd man sama émission day leer lu leerul du fi dugg la mooy name dropping. name dropping yow boo ko laajee rapport yi dooru dugg si jéem saa. waaw mais yow laa ko laaj léegi waxal. name dropping mooy comme par exemple mu door si samay biiri texte moo wax si sa tur ma bëgg la classe yow. non pas man sama tur. non pas man sama tur. la expliquer la mooy name dropping. non maanaam par exemple yow ma lay classe yow DJ Ndiour nga nekk par exemple benn artiste boo xamante ne nii mooy loolu man moo war la dal. artiste bu siw quoi artiste bu siw. ah d'accord kon name dropping mooy citer benn nom célébrité. waaw mooy benn turu célébrité genre comme ça mais est-ce que pour classe kese la. name dropping nekkul pour classe kese mais tey nit boo bëggee nga xam ne moom lay waxal foog nga jaar si tur bi. léegi yow taxawal yéen a ngi dégg yow da ngay name dropping. name dropping mooy def sa son dugal si benn nom artiste bu célébrité mën na doon classe wala mën nga doon leneen loolu nga wax moom moo ko wax d'accord léegi à part name dropping lan nga xam si biir. à part name dropping man damay croiser sama bind damay croiser. kon loolu c'est de la poésie quoi yow jàng nga. non man jàng naa école mais. ban classe nga yem. CM2 laa yem classe. kon jàngoo poésie jàngoo poésie ay li ngay wax ni ay rimes croisées ay rimes yooyu noonu comprendre ñi jàng poésie ñoom ñoo ko mën a xam mais léegi yow loolu fan nga ko jàngee ak fan nga ko jëlee. ma wax la leen tey lu gars yi xamul si 12 King man tey avant que may dem si ay nit ñu may jàngal loolu fekk loolu man maa ngi koy def. nan sama couverture man avant que may def ay rimes di xam ay rimes riches ay rimes pauvres avant ma koy xam avant nit di ma ko firil ne ma lii mooy lii quoi boobu man maa ngi koy liggéeyee parce que maanaam dafa nekk si man. d'accord rab bi don la avant ngay dem di si wuti xam-xam léegi d'accord nga ne rab dañ koy jàng. rab d'accord naa ne dañ koy jàng musique la ñuy jàng mais tey boo seetee rab moom gars yi dañuy ñëw rek benn instant xam nga commencé affaire yooyu noonu def seen i classe ak yaa ma gën a xam affaire yooyu mais man mi gis nii damay parfois damay jékki génne ay classe wala dara mais dafa laaj jàng quoi parce que waaw dina am fooy toll faa ngay mën a mesurer sa bopp xam couplet bu ne fa lay dugg ak refrain fa muy duggee te loolu tey boo ko jàngul doo ko xam. léegi du émission yi commencé na neex xam naa ne commencé na neex am na ñu may signaler si gannaaw sax ne gars ñu ngi envoyé ay message mais émission bi appel yi moom mënu fi dugg appel yi moom bëgguñu mu dugg fi léegi dañuy dugg si projet yi 12 projet yi ñoo ngi si mooy génn moo ngi ñëw mais instant yii nii ñu ngi si benn projet tournage clip ñoo ngi si tournage sax mun naa bientôt gars yi dañ siy jot mais mënaguñ lancer date quoi ne date bi lay génn mais am nañ ay projet clip yi war a génn ay son et tout yooyu yëpp. classe maire Bargny. classe ma maire Bargny kese. ak kan. non classe ma jëmale ko si kenn mais ñi nga xamante ne tey ñooy def loo xamante ne jaaruwul. buñ gisee dama see dégg turu monsieur le maire. non maire tey bu ma ne maire gisuma loo fi def maire yi bëri nañ. d'accord léegi yow waa Bargny nga parce que boo ne maire gisuma loo fi def tu fais allusion à monsieur kii je ne sais pas tur bi laa bëgg a wax Abou Seck. xam nga Sindou tamit am nañu maire mais léegi yow parce que boo ne maire Bargny entre Sindou nga nekk yeneen li nga xam si yeneen dëkk yi xamoo ko ñooñu ngay classe. mais ma tey man damaa nekk nit koo xamante ne nii nitu ñaari dëkk laa ba ñett ba ñeent man dëkk yëpp laa dëkk te tey lu metti askan bi man daf may metti du ma bëgg gars yi di toog di xama di kaas wala di di metti lu loo xamante ne yow porteur de voix yaa ngi koy gis te mënoo si man du ma nit boobu quoi. yow da nga bëgg a matal sa rôle quoi en travers la population. mais xam nga ne maire bi day porté waate plainte genre comme ça. non buy porté plainte ku ko tooñ ñun dëgg gi rek la ñuy wax. ma dara ba léegi damay laajte ba léegi waxaguma léegi projet yi foofu la toll mënagoo ñu wax date bi muy génn yaa ngi si job bi affaire yi mu ngi dem mu ngi naas ñu dégg ne kii xamante ne moom ndeysaan moom mooy 12 King moom mooy le roi turam wax nañu fi mu fi jógee war na ne moom moo dàq rap si Sénégal mais preuve yooyu faw ñu nga andi ñu ko ay preuve à l'appui faw ñu xool ndax yow yaa dàq rap si Sénégal
yan compétition nga mës a dem sax yow mën ngaa def benn compétition yow dafa mel ni mosoo dem compétition bi mën ngaa dem. mais balaa ma leen di wax bye bye ciao ciao dañ leen di proposer bii laa ñuy dugg si benn micro trottoir benn genre micro trottoir benn rubrique bu ndaw rek boo xamante ne ay témoignages à travers jeune bi xamante ne moom mooy Douze King léegi nañ leen dem ngeen seetaan ko. seen biir wax naan def benn publication Instagram wala Facebook def Douze King direction tout droit instant bi ñu ngi si tout droit bi quoi. léegi aja freestyle ñu xool. check génne moom a ngeen ñee xaalal ma yoon takk cuusi jóg dox pare naa ci ngoon ñu takk cuusi jógi ñuy xuusi dagg seen xuuri def laa nga buri ci guddi yaa ñi fi gën a ŋaam moo ñi gën a niil ñi yar taat ñi di ŋaam lu mën la doomu wil man du la tontu du ma ak yow man sa bàyyi laay kil dàq la rab yëkk la dox lu ma soog a féer bàyyi ma yemaale ko foofu. lan ban poste ngoo ko bi. man poste ménagère laa. ménagère yow xam nga luy ménagère. ménagère mooy lan ménagère. Ménagère c'est d'accompagner l'artiste et de fournir ses besoins et de trouver des contacts à l'extérieur pour lui rendre plus fort. lan mooy ce mot de la fin quoi. ce mot de la fin mooy damay dégg gars yi ne diw moo ngi ñëw quoi moo ngi si yoon bi bu déggee sama gars yi même parfois dañ koy wax si seen i biir wax naan def benn publication Instagram wala Facebook def Douze King direction tout droit instant bi ñu ngi si tout droit bi quoi. léegi aja freestyle ñu xool. check génne moom a ngeen ñee xaalal ma yoon takk cuusi jóg dox pare naa ci ngoon ñu takk cuusi jógi ñuy xuusi dagg seen xuuri def laa nga buri ci guddi yaa ñi fi gën a ŋaam moo ñi gën a niil ñi yar taat ñi di ŋaam lu mën la doomu wil man du la tontu du ma ak yow man sa bàyyi laay kil dàq la rab yëkk la dox lu ma soog a féer bàyyi ma yemaale ko foofu. mais balaa ma leen di wax bye bye ciao ciao dañ leen di proposer bii laa ñuy dugg si benn micro trottoir benn genre micro trottoir benn rubrique bu ndaw rek boo xamante ne ay témoignages à travers jeune bi xamante ne moom mooy Douze King léegi nañ leen dem ngeen seetaan ko. bon mu ngi noonu mu ngi cool léegi nañ leen jox lu ndaw li xamante ne moom lañ ñu waxoon ne moom lañ leen di proposer si naka noonu ñu daal di tourner kii nag moom la gars yi di woowee borom dëkk bi saa dafa mel ni moom dëkk bi mais d'abord présentation bu ndaw bu bref nga wax ñu lan nga xam si booy bi xamante ne moom mooy Douze King. waaw du nekk na benn nit koo xamante ne ni wax dëgg yàlla xale bu cool la ku yaru la man de mënumaa wax yaru parce que man nijaay la ma si moom bàyyi la ma si moom mag la ma si moom te du ma mës a jog si moom te li muy def muy rab bi wax dëgg yàlla bëgg na ko trop te mais du dafa am benn affaire bu nekk si moom mooy daa nekk gunib ñaari dëkk parce que daa dëkk Bargny mais en même temps daa dëkk Sendou genn wàllam Bargny la genn wàllam Sendou tey ba demee ba mu toll fi mu toll nii si rab Sendou di si dugal loxaam Bargny dugal si loxaam te am nañu yaakaar ne moom mën naa yegg fa gaa yi yegg te mën naa romb fi gaa yi yegg noonu am nañu yaakaar boobu si moom. c'est sûr waaw am nañu yaakaar bi. kon yàlla. ul ñanga ul lan nga ñu mën a wax yow tamit en tant que artiste comédien ñoo xam la fu nekk dem nga fa TFM yow télé yëpp nga wër n'est-ce pas lan nga ñu mën a wax si kooku di Douze King. non du moom di ko ñaanal yàlla wér gudd fan quoi parce que grand bi wax na lépp tey jii ñun dañu kaa jàppee comme nu mbokkam lébu dañu kaa jàppee comme nu rakki lébu dañu kaa jàppee comme ab lébu la baa xamante ne ñun ñoo ko war a mën a dimbali ñun ñoo ko war a mën a sigil ñun ñoo ko war a mën a sargal et puis ñun lébu dañu manqué la bare ba nu gisee tey booy ba am talent comme moom li noo def moo la pousse ko wala topp si ginnaaw fa mu woote ñun ñu dem fa en tout cas mu ngay defar la rafet mu ngay defar la extraordinaire ñun moom en tant que ñun dañu kaa ñaanal yàlla te aussi tamit incha allah bunta ba nu gis rek ñu ko jéem a ibbi pour moom mu ñëw parce que lan nga koy conseiller parce que moom soxla na ko non conseil moom moo la chaque jour li nga maa wax rek maytul gel yi quoi ma on maytul gel yi na maytu gel yi xam nga xam boppam xam li mu bëgg jël bëtam teg fa soroy teg fa une dip nekk tey fa une fataala jaar loolu moo la yoon man nga freestyle non freestyle ay mosi freestyle dama ne géej gi am nay yabay géej gi am nay sompaat géej gi am nay kong ay bande ay lugeer dama ne géej gi warul la kaaya ñun ñu jël mbaali cerk si géej in seet di seeraal ñëwaat noonu la dégg nañ témoignage bi fi jot a jaar léegi dañu ñëwaat fii sama gars yéen a ngi cool n'est-ce pas. ñoo ngi tranquille au calme. kan mooy Douze King ak lan ngeen koy conseillé point. Douze King mooy rappeur bi nar a relever le défi parce que jeune la quoi temps plus gëm na li muy def
depuis lors mu nekk si affaire yi ba léegi nii man damay déggante moom tout le temps dañuy partager lu bari dañuy def ay échange lu bari si affaire de jeunesse bi te moom aussi gis naa ne ko am ambition si li muy def la quoi parce que depuis lors ñëpp mën nañ ko seedal ne moom gëm na boppam gëm na li muy def aussi ñëw na fi fekk fi rapport yoo xam ne ñoo ko mag peut-être mënoon na am benn complexe bu nekk si moom ba tax moom day jàpp ne ñii ñoo ma mag bàyyi may topp seen ginnaaw li ñu def ma topp mais moom certes mu ngi topp seen ginnaaw mais teewul yàqalu ko li mu war a liggéey quoi moo ngi def liggéey boo xam ne ne ñëpp ñu ngi koy rafetlu franchement parler dama koy encourager. Ses amis internautes téléspectateurs, c'était un plaisir de vous servir. C'était votre ami DJ Ndio, am invité 12 King. Une émission exceptionnelle qui restera gravée dans les mémoires. Émission boo xamante ne franchement c'est cool c'est nice décidez leen commentaire ci suuf bu leen recevoir dara lu baax ngeen waxal ñu lu bon ngeen waxal ñu buñ ko mënee changer après ñu changer ko n'est-ce pas mais defe naa lu bon dañ koy changer sa te duñ kenn du ko téye nee naa la nag kii tax ngay tax ba di tax say tax boo dee góor dina ko yaa tax mooy tax yi di tax ba di tax samay tax kon raison pour laquelle je dis merci beaucoup à mes deux techniciens Abdourahmane et Dev nag technicien bu garaaw la en même temps il est journaliste de il est journaliste Abdourahmane moom bac islam affaire yi moo ngi cool mu ngi dof kon gis nga xam nga ne gars yi borom xam-xam lañu donc merci beaucoup et merci à toute l'équipe Koumba Lamba TV on se donne rendez-vous dans un autre numéro Hippil Hall avec un autre artiste invité jaa ngeen jëf wasalaam